salaamaaleykum wa rahmatullah suñu Kër FM ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di nuyu suñu auditeurs yi ak auditrices yi di leen ziar bu baax di ñëw rek ci seen émission muy ëttu néegu sëy yi ànd si ak suñu Kër FM nekk partenariat ak Cap Sénégal Natangué indi leen seen émission macha allah comme niñ koy defee chaque dimanche muy ëttu néegu sëy yi tey nag ñu ñëw ci seen thème du jour tey nag seen thème du jour nekk miin na daan doole tey loolu lañ indi bu ñu nee miin na daan doole nag dinañ ne jànk yi nga xam ne ñu ngi nekk ci kër yi dem nañ sax macha allah ba di leen di tuddee mbindaan ñu baal ma ci kàddu bi macha allah tey nag loolu la ñuy waxtaane ma feggu seeg samay invité macha allah sama invité yaa ngi nii nag egsi nañ ñu ngi ci plateau bi macha allah ànd si tey at sëñ Mamadou Ndaw macha allah ànd si aussi at soxna Momi maa ngi lay nuyu bu baax soxna Momi ànd si aussi at soxna Aida ziar naa la bu baax soxna Aida Sarr sama invité yaa ngi noonu xanaa dama leen di ubbil micro bi rek ñu daal di nuyoo tey nag sama plateau bi dafa ala daw me tey dama féetewoog ñaari soxna yi macha allah ak suñu góor muy sëñ Mamadou Ndaw xanaa ñu bàyyi leen rek ñu daal di dugg ci thème bi daal di joxe seen nuyoo sëñ Mamadou Ndaw maa ngi lay nuyu. waa asalaamualeykum wa rahmatullah soxna jooja maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa sunu kër Sud FM qui avec partenariat Cap Sénégal Natangué dirigé par le président Abdoulaye Fall di am mbégte ak kontante bu baax ci invitation bi nga xam ne tey moom lañ ñu jagleel di nuyu aussi sama jigéen ñi ma bokkal plateau bi soxna Aida maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax soxna moom tamit maa ngi lay ziyaare bu baax te la jox sa wàccuwaay di nuyu soxna jooja yow mi nga xam ne tey vraiment yaa waral lii ba may ñu ak ñu mën a am accès ñëw toog ak yow di waxtaan ci benn sujet boo xam ne dafa bokk ci ñun te loolu vraiment dañ ciy am mbégte bu baax a baax ba nga xam ne tey ji daal dinañ ci mën a indi suñu xalaat ak expérience biñ ci am waaw. sëñ Mamadou Ndaw ñu ngi lay fay nuyoo xanaa ma jàkkaarloog sama soxna si rek muy soxna Momi ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo. waa asalaamaaleykum suñu Kër FM xanaa di nuyu soxna jooja rek di nuyu suñu auditeurs yi ak auditrices yi di nuyu ñoo bokkal plateau bi rek sëñ Mamadou ak soxna Awa ñu lay nuyu. soxna Momi ñu ngi lay fay nuyoo bu baax di la ziar xanaa ma gestu sama càmmoñ rek daal di seen soxna Aida Sarr soxna Aida maa ngi lay bàyyi nga nuyoo. jërëjëf soxna joojo ñu ngi lay nuyu di am contentement dalal bi nga ma dalal tey ci suñu Kër FM waa di nuyu ñi ma bokkal plateau bi soxna Momi Serigne Mamadou Ndaw ñu ngi leen di nuyu jërë ngeen jëf. macha allah sama invité yi bu ñu nuyoo ba pare xanaa di jàkkaarloo rek sëñ Mamadou Ndaw ñu daal di xuus ci thème bi daal di xuus ci débat bi tey nag ñu daal di indi paquetu miin na daan doole sëñ Mamadou Ndaw méttit yi nga xam ne miin na daan doole ñi koy dund ci biir kër yi yow loolu nan nga koy gisee. waa asalaamualeykum soxna jooja man damay am mbégte am kontaan ndax débat bi sujet bi dafa am solo trop mu bokk ci suñu dund bokk ci famille bi bokk ci aussi société bi mooy secteur boo xam ne suñu mën naa ne tey bu ñu xoolee suñuy doom wala suñuy jarbaat wala suñuy rakk wala suñuy jigéen ñooy dem di ko defi dem na sax ba ci góor ñi am na mu nekk loo xam ne nag ñoom it ñi ngi koy dund di ko dund nag mais dundeen bi niñ koy dundee mooy man dama ne parfois sax
chance lay doon parce que wax dëgg yàlla am na famille yoo xam ne boo ci ñoom buñ ci dalee wax dëgg yàlla dinañ leen accueillir comme ni ñuy accueillir képp koo xam ne da nga ñëw rek pour daan sa doole, dinañ la jox sa wàccuwaay yépp, dinañ la jox lépp loo xam ne tey jii nii rek mérité nga ko ci biir kër gi. mais nag yàlla dafay def tamit comme dafa nekk secteur boo xam ne aussi dafa am ay inconvénients am ay avantages yàlla dana def parfois ñu jonkonteeg ay famille yoo xam ne wax dëgg yàlla dañ fay am ay jafe-jafe yu doy waar ñuy métti mu dund bu métti. waaw loolu moom am na waaw mais nag parfois dama naan mi ngi dépendre aussi rek ci accueil bi nga xam ne tey jii nii famille bi noonu lañ koy accueillir mu dépendre aussi ci ki nga xam ne dafa ñëw pour daan dooleem aussi moom it son comportement. waaw loolu daal xam naa ñu ngi koy dund ci société bi et tamit ñi am na yu bari daal yoo xam ne ñu ngi ciy teg suñu bët tamit. am na solo sëñ Mamadou Ndaw mais maa ngi dégg ci sa biir wax nga ne famille bi ni mu mën a accueillir mi na daan doole famille bi ban façon la ko war a mën a accueillir loolu bëgg naa nga xuusal ma ci tuuti. waa soxna jooja waa famille bi daf ci am solo trop mais waaw daf ci am solo bu dee famille boo xam ne am nañ respect xam nañ àqu doomu aadama ak famille boo xam ne xëy na tamit yar nañ leen ci yar goo xam ne tey wax dëgg yàlla képp ku ñëw ci biir kër gi rek dañoo am nu ñu war a mën a comporter woo bon man nag parfois du ma dem di xooli feneen damay xool man par exemple l'expérience de vie bi nga xam ne par exemple man dund naa ko sama kër ak sama famille bon mu nekkoon loo xam ne man dama gis ne famille bi daf ci am solo trop ba tey jii may wax ak yow nii am na ñu xam ne ñu ngi suñu biir kër ci biir kër gi di daan seen doole mais man damay dund loo xam ne ñoom elles sont tellement à l'aise wala elle est tellement à l'aise ba xam ne day dem ba def boppam sax ni ci kër gi la bokk waaw loolu actuellement may wax ak yow ni ñu ngi koy dund kon donc famille bi daf ci am solo waaw te li may wax toujours mooy famille bi bu ku mel noonu bu ñëwee ba dugg ci biir famille bi ñëw di liggéey yamatul sax ci li muy liggéey mais day mel ne tey yow da nga ko war a protéger da nga ko war a aussi éduquer parce que déjà elle fait partie de la famille kon famille bi accueil famille bi c'est extrêmement important ci ku xam ne day ñëw tey jii di daan si dooleem ci biir kër gi waaw kooku je crois que ne expérience de vie bi ñu ngi koy dund man dem nañ ba man tey ji samay sœur wala sama soxna am na xale yoo xam ne yoroon nañ leen fii la ñu màggee ci biir kër gi mais dem nañ ba fii sax am nañ fi jëkkër ba dem sëyi te lépp presque ci biir famille bi boo dem nañ ba seeni parents boo waxee sax dañ naan la non ñun amuñu ci baat quoi yéen a ko yar màgg na yéen lu mu xam-xam yéen a ko xamal nu mu mel tey yéen a ko mayal ba mu dem di sëy kon donc la famille a un rôle extrêmement important lu muy jouer ci côté boobu. jërëjëf Mamadou Ndaw xanaa ma jàkkaarloog sama soxna si rek muy soxna moom mi dégg nga li Mamadou Ndaw wax si mi na daan doole ñun nag ñooy jigéen yow loolu nga ci mën a wax comme que ñun ñooy jigéen te ñun dañuy bàyyi ci biir kër yi te dégg nga li nga xam ne suñu càmmiñ ji wax na ko muy sëñ Mamadou soxna moom mi loolu loo ma ciy wax. waaw jërëjëf soxna jooja jërëjëf sëñ Mamadou si kàddu yi waa macha allah waaye nag lépp si ñun ñi xam ne ñun ñooy jigéen ñi ndax ñun ñooy des si kër yi te ñun ñoo siy des ak moom li may wax xëy na laabiir gi moom si góor ñu lay ëppee jigéen ñi moom damay wax ne comme ni ma koy faral di waxee rek su leen bépp jikko bu ñuy xool si ñoom ne am nañ ko rek yaakaar naa ki nga xam ne bàyyi na lépp ñëw si yow bëgg a dunde ñaqam rek kooku boo ko jàppalee doo gis si moom dara sikk te soo ko defee comme sa doom bii nga xam ne bët bi nga koy xool nga xoole ko yërëm ko ay yéeg ko xam ne moom mi lay defal loo xam ne sa doom defalu la ko mi lay jàppale loo xam ne sa doom bi sax mënu la koo jàppale moom nga fay bàyyi moom mooy togg mooy fóot mooy raxas mooy yor xale yi ak kooku moom war nga ko mën a jàppale war nga ko mën a dimbale war nga ko mën a yërëbit waaye gis naa si ñoo xam ne même weer sax suñ la ko tojalee bu weer bi dee ñu fayu ko si téye ko si amuñu si benn yërmaane si ñoom
ñuy dund lu metti nag ci kër yi te amuñu menn pexe. jërëjëf soxna Momy comme ni nga ko waxee rek bàyyi lépp daal di ñëw ngir daan seen doole est-ce que des fois xeetu métital yi ñu leen di métital ci biir kër yi soxna yi xeetu métital yi ñu leen di def ci biir kër yi ñuy def mii na daan doole ci biir kër yi muy jànki ñu baal ma ci kàddu yi bi sax mais ñu dem ba li leen di tuddee sax mindaan muy kàddu bu doy waar mais xeetu métit yooyu soxna Momy nan nga ko gisee te bu leen fàtte aussi ñi ngi ci fii seen rajo muy suñu kër gi FM feggu seek at Cap Sénégal naa tànge macha allah rajo bi nag mën ngeen ko télécharger ci Play Store di ngeen daal di dugg Play Store daal di def suñu kër FM ngeen daal di koy télécharger bu ko defee bépp émission bi nga xam ne mi ngi daw fii ci biir kër gi rek da ngeen koy daal di am en direct bu ne ko kenn fàtte ne ko ñëpp télécharger soxna Momy sama question bëgg naa nga xuusal ma ci bu baax a baax. waaw jërëjëf soxna Jooja waaw comme ni ma koy waxee lépp ñun jigéen ji la ndax góor ñi sax mën naa ne yu ci bari duñ ko xam te góor ñu ci bari comme ni ñuy jàppee seen njaboot noonu la ñuy jàppee noonu la leen di jàppee waaye jigéen ñi daal ñoom ñoo leen di mettital ñoo leen di def yu metti ci kër gi ber leen ba ci li ci gën a metti sax da ngay liggéey ba weer dee duñ la fay ñun comme ni la war a fayee wala ñu koy tiire ci yow di ko dagg gis naa ci ñoo xam ne lépp loo xam ne jënd nañ ko muy diw muy daal suñ paree dañ koy dagg te xoolal yow ki ñëw bàyyi yaayam bàyyi baayam ñëw nga xëy na yow yaa ko tane yaakaar jooju mu am ci yow xëy di la ñaqal di la defaral sa kër kooku waxuma la lépp loo ko waxaale pour fay ko sax war nga ko mën di dugali war nga ko mën di jàppale waale ci biir loo xam ne sax doo ko waxaale ak moom ndax kenn mun leen a fay dama koy waxee kenn mun leen a fay ki xëy journée bi yëpp def ko ci yow passé ko ci yow di la jàppale nga yow nga xool ko beneen bët waaye lépp nag danga war a xalaat ne yow mii sa rakk bu jógoon di def lii wala sa doom bu te yàlla ñëpp la yemale xëy na kenn ku ne rek dafa am fu mu jaarale say mbir te kenn mën nga see bañ a mucc wala sa njaboot mën na see bañ a mucc kon daal bëtu yërmaane bi daal bëgg naa ñu leen koy xool bu baax te jàppale leen ci biir kër gi. jërëjëf soxna Momy macha allah boo ko defee comme sa rakk ndax sa rakk ñooy génn di dem di def mii na daan doole loolu am na solo xanaa ma gestu sama droite rek soxna Aida mi ngi defaru de soxna Aida xanaa ma daal di lay jox kàddu bi rek li sëñ Mamadou wax ak soxna Momy wax aussi dégg nga ko bu baax loolu loo ci mën a indi. jërëjëf soxna Joojo danga indi lu am sens lu am solo ci suñu kër ndax mi na daan doole yi dañuy nekk ci société bi mais amuñu sens ndax amuñu kenn ku leen protéger ndax dangay gis suñu mbokki jigéen ñi dangay gis ku ci dajale yére yu bari wala nga yor ab raxas sa kër bu bari mi na nga songe benn xale bu jigéen nga ne mi na daan doole la bu la fay ko fukki junni sax danga koy fay boo liggéeyee benn fan ñaari fan ñett nga ne ko bàyyil nga sarse ko tapas mu ne la damay bàyyi nga fay ko ñetti fan yooyu fekk xamul ne yow fóot moomu moo taxoon nga utiliser ko ñuy dellu soxna Joojo di waxaat suñu doom yi góor yi nekk ci biir kër yi suñu demee liggéey bàyyi leen ak ñoom ñu leen di sàkku di leen métital di leen di violer bu ñu waxee seen yaay ne loolu amul vraiment mi na daan doole yi war nañ leen a gëstuwaat dooleel leen màggal leen soxna Joojo. macha allah soxna Aida indi nga fu am solo mooy mbirum viol at mbirum jigéen bàyyeeku ba nga xam ne jànk bi moo lay defal lépp jànk bi mooy taajal sa borom kër mu añ jànk bi moo koy taajal reer jànk bi moo koy toggal jànk bi ba nga xam ne sa njiitlukaayu jëkkër sax borom kër jànk bi moo koy daal di fóot soxna Aida lan nga ma mën a indil ci loolu des fois aussi ñun jigéen ñi dañuy xaw a sàggan des fois sax macha allah dinañ dem ba nga xam ne yow da ngay puus jànk bi daal di ñëw toog soxna Momy bëgg naa nga duggal ma foofu parce que nag gis nañ ko fi am na fi te dañoo yëkkati thème bi nga xam ne rek thème mu société la li nga xam ne de miin de daan doole yi ñu ngi koy dund seen patron yi aussi ñu ngi koy dund loolu loo ma ci mën a indil la soxna Aida. waaw soxna Joojo affaire bi am na solo ndax ni nga wax yëpp dëgg la suñ ñun jigéen ñi dañoo xaw a sàggan ci benn côté bu njëkkoon maire yi dañ daan toggal seeni jëkkër mi na daan doole daaw leen toggal di leen fóotal seen yére ndax loolu mooy barke bi mais léegi ñun sàkkootuñu benn barke bu ñu xëyee sangu defar rek loolu mooy ab say déedéet mi na daan doole bi ngay jël engagé que mu lay fóotal di la toggal di defaral sa jëkkër lu mu bëgg
bu fekkee ne yow mënoo togg nag rawatina mënoo togg goon yow dootoo am bénéfice dootoo am sens ci société bi mi na daan doole bi day jël sa place ndax mu nga ca café ga mu nga ca fóot ma mu nga ca neexalaate ba mu nga ca lépp fa nga war a taxaw mu taxaw fi rawatina ñi nga xam ne nii seen mbokk jigéen ñi nga xam ne dañuy xëy dem liggéey bàyyi fi mi na daan doole yi mi na daan doole yaa ñu ngay bëggal seen jëkkër lu leen war ñoom mi na daan doole yee koy def mais léegi ana yow mi sëy si kër gi war a sàkku barke ana sa taxawaay ci kër gi loolu mooy tax bu mooy waral bu ëllëgee ñoom ñu dal di dem ñaani mi na daan doole bi mu nekk seen soxna coow leen a xas fekk yow yaa ko liggéey ndax dañ ne nangu jël na cërëb bañ loolu moo waral nag société bi yàqu fi mu nekk nii jigéen ñi nañ góorgóorluwaat defaruwaat jàppale mi na daan doole jàppale seen bopp. jërëjëf soxna Aida xanaa ma gestu rek sama gauche daal di seen soxna moomi soxna moomi dégg nga li nga xam ne soxna Aida wax na ko si mi na daan doole ak seen patron yi nga xam ne dañuy xaw a bàyyeeku yow bëgg naa nga duggal ma foofu bëgg naa nga duggal ma foofu comme ñun ñi soxna yi ñun la suñu borom kër yi di bàyyi ci biir kër yi te ñun ñooy jëflanteeg ak mi na daan doole yi lan nga may mën a indil ci question bi nga xam ne wax naa ko léegi. waaw soxna joojo man damay jàpp ne jigéen lépp lu muy wari rek borom këram moo ko gën te tamit xëy na liggéey bi mënul ñàkk waaye nag war ngaa mën a may sa jëkkër sens bi nga xam ne lépp li war si moom it war nga koy matale ndax soo matalewul rek mu seeti te su fekkee ne bàyyee nga lépp jànq bi moom moo koy taajal añ bi moo koy taajal reer bi ak moo koy defaral fi mu tëdd bu yàggee xelam dina nekk si moom su xelam nekkee si moom nag leen luy xewit yow yaa ko pare woon waaye su fekkee ne loo liggéey yaa ngi teel a wàcc wala am nga heure boo wàcc boo xam ne yow sa pour sa jëkkër rek moo tax lépp li nga xam ne moom nga ko war xëy na dina am lu mu la si defal sax waaye nag am na si yoo xam ne moom sa diggante sa jëkkër yow rek la yaa ko war a pare tamit loo liggéey war nga koo mën a bàyyi xel ndax lépp nag ñoom la lépp lu ñu wëri rek war ngaa jàpp ne moom moo si jiitu kon nag kooku waroo koo mën a bàyyeeg sa jànq ba muy am accès si moom ba xëy na xelam di ne si moom ba leneen di si xew wala ñuy dem ba seq leen wala muy nangu sa place rek ndax lépp gis nañ ko feet te lu si bari si ñun soxna yi la nag. jërëjëf soxna moomi am na solo xanaa ma jàkkaarloo waat rek suñu càmmiñ gi muy sëñ Mamadou Ndaw dégg nga phénomène bi nga xam ne wax nañ ko léegi ci laaj yi mooy mi na daan doole yi nga xam ne dem nañ ba nga xam ne ñu ngi leen di sàkku ci biir kër yi dem nañ aussi ba nga xam ne patron yu góor yi nekk ci biir kër gi taamu nañ sax mi na daan doole bi defal leen lépp mu leen gënal seen soxna defal leen ko dem nañ aussi ba nga xam ne mi na daan doole bi day daal di dem bay sëy ci biir kër gi bu ko defee patron bi daal di puus yow noonu phénomène boobu comme yéen ay góor ñi ci biir kër yi phénomène boobu nan nga ko gisee sëñ Mamadou Ndaw bëgg naa nga xuusal ma ci. waa soxna jooja waaw loolu dañ ciy am mbégte kontaan ci bu baax soxna yi wax dëgg yàlla ku mel ne soxna Moumi ak ku mel ne soxna Aida presque ñoom am naa yaakaar ne ñoo gën a placé pour joxe sax xalaat parce que ñoom ñoo koy dund parce que ñun góor ñi la majeure partie bu ñu xëyee dem nañu kon ñoom ñoo fay des ak ñi nga xam ne dañuy daan seen doole ci biir kër yi kon donc problème yi fay am yëpp ñoom ñoo ñu ko gën a xam bon li ma ci teg rek mooy man je crois que y a un problème de responsabilité boo xam ne de tous les côtés benn borom kër gi deux soxna si troisièmement aussi les parents ki nga xam ne tey jii nii par exemple sa doom mi ngi sol dàllam dem di liggéey foofu ku nekk da nga war a jël sa responsabilité parce que tamit yow parent bi nga xam ne sa doom sol na dàllam dem di duggi dem di wuti liggéey war nga xam fa muy dugg war nga sol sa dàll dem xool fa muy dugg ak kër googu ñooy ñan d'abord la première des choses loolu parent boobu war na ko jël deuxièmement bi mooy yow mi nga xam ne tey yow yaay góor je crois que ne boo amee yenn responsabilité yu boo ko jëlee mbindaan ñemewul sax ñëw di la tegal añ wala mu lay may ndox ngay naan wala tey mu lay wutal ndox ngay dem di sangu wala mu lay defal li nga xam ne tey sa soxna moo ko waroon def kooku responsabilité ku góor ki la troisièmement yow miy jigéen bu dee da ngay sëy te sëy boobu y a pas problème yow war nga mën a bañ sax wala nga jombal sa bopp tey ji yow sa jëkkër ñëw mbindaan bi mooy jël ndox di ko may wala mbindaan bi tey moo koy tegal añam wala lépp li nga xam ne yow yaa ko war a defal mbindaan bi moo koy defal donc yooyu facteurs yooyu bu demee ba par exemple respecté tuñ ko rek ça veut dire que y a problème
y a un problème parce que yooyu yëpp dafa am lu muy justifier mais un ménage boo xam ne teg nañ lépp dans ci responsabilité mbindaan bi am na foo xam ne na ma yàlla baal sax parfois on veut pas utiliser le mot là daf ñuy échapper kii ñëw di daan dooleem bon et moom dana xam sax fu muy yem moom ci boppam. Bon beneen bi mooy tey ñi nga xam ne aussi ñi nekk ci kër gi di ay góor ak leur rapport par rapport ak la fille bi nga xam ne mi ngi ci biir di liggéey kooku tamit c'est un problème de responsabilité c'est la famille qui doit gérer parce que tey en tant que père de famille wala mère de famille y a des choses yoo xam ne waroo ko mun a permettre ci sa biir kër ba mu am ay conséquences par la suite donc responsabilité il faut ñu jël ko waaw kon buñ ko ku nekk li mu moom buñ ko joxee rek je crois que ne bon ànd ba war na fa mën a sori sax ba tey xëy na yàlla def ci sutura ba yu bëri du ci am parce que am na yoo xam ne tamit bu amee c'est parce que nit ñi ñoo ko sàkku moo tax muy am mais am na yoo xam ne boo koy dàq di ko éviter yàlla dala ciy jàppale ba yooyu xëy na mën na bañ a am sa kër waaw loolu daal wax dëgg yàlla nañ ci gën a jàppaat ci famille yi daal gën ci xoolaat toogaay bi daal. jërëjëf sëñ Mamadou Ndaw am na loo xam ne bu amee nit ñee ko sàkku dëgg la mais aussi sëñ Mamadou Ndaw des fois aussi est-ce que duñu jox fautif aussi suñu mbokku góor ñi parce que nag des fois ñi ngi xool ni jànk bi woddoo ñi ngi xool ni jànk bi di taajee añ ñi ngi fekk jànk bi si waañ bi yow góor ñu mel noonu lan nga ma mën a wax si ñoom. waa soxna jooja waaw loolu tamit bon dañ koy dund ci société bi ça fait partie des problèmes majeurs yi nga xam ne tamit ñu ngi koy gis muy am mais tamit comme li ma waxoon rek moom mooy ñëwaat parce que ki nga xam ne ku góor ki la bu jëlee ay responsabilité ki nga xam ne aussi jigéen la ñu jël seen responsabilité je crois que ku jigéen ki du fa am espace ay responsabilité la ak respect boo xam ne aussi wax dëgg yàlla yow miy góor war nga ko mën a def boo koy def tamit mu bañ a nekk sa biir kër loo xam ne tey ji yow ci loolu sax dafa tegginiwul bon ça dépend nag ci nit ñi daal waaw parce que tey am naa yaakaar ne nit boobu bu dee góor nga ba am yenn yoo xam ne bëgg nga ko def je crois mën nga dem en dehors de ta maison xam nga ko fay def problème de responsabilité la ak tooguwaay mais ñi ngi koy dund di ko gis ba day yàq sax am na ménage yoo xam ne day dem ba yàqu mais daal donc man daal je crois soxna si muy ku góor ñun ñu góor ñi sax laay wax parce que boo demee ba tiim njaboot ba yor njaboot rek moomatoo sa bopp daal waaw même sa bëgg-bëgg tey say ji am na yoo xam ne boo ko bëggee ba nga xam ne sori na ci yow tamit mais toujours rek da ngay calculer xam ne moomatoo sa bopp waaw nga xam ne nag ci nga war a mën parce que il faut si ngay mën a di maîtriser sa bopp di xool li nga xam ne tey jii même boo ko bëggee te mënut a nekk wala bu amee tamit lu ñaaw la aussi loo ci mën a daw rek nga daw ko daal problème de responsabilité la waaw parce que tey njaboot gi ñëpp a ngi toog di xool kon donc nañu xoolaat bu baax daal ñun góor ñi en question man dama ciy boole sam bopp et tamit loolu dañ ci am part de responsabilité. jërëjëf sëñ Mamadou Ndaw comme ni nga ko waxee rek na góor ñi jël kon seen responsabilité comme ni ko sëñ Mamadou Ndaw waxee xanaa damay gestuwaat rek ci soxna Aida daal di dugg si sàcc gi nag sàcc bi nga xam ne ñu ngi koy jiiñ suñu doom yi liggéey loo leen ba weer bi dee ñu tàppaas leen histoire ji leen sàcc dàq leen phénomène boobu bëri na si jànk yi de soxna Aida loolu loo ma ci wax. waa jërëjëf soxna Jojo andiwaat nga lu am solo wax dëgg yàlla ñun jigéen ñi dañoo bari ay kalaw surtout jéegi star yi daal suñu demee ba nga xam ne nii jël nañ pa yorab jànqa yi jëfandikoo ko jëndee ko li ñu bëgg waaw dinañ ne yónni seen jànqa yi jox leen caabi sa armoire ba pour ut ay protection rek la yónni la sa armoire ba bu ñëwee nga ne sama ceen bi yóbbu nañ ko wala sama jaar bi yóbbu na ko amaana sax loolu yëpp du ci dëgg dañoo jël seen xaalis bu leen ko seen borom kër joxe ñu jël ko faje ko seeni soxla bàyyi min daan doole bi nga xam ne nii dafa bàyyi ay yaayam ak baayam ñëw di ut lum leen jox
xam nga loolu mënu koo weesu mënu koo weesu kon ñun jigéen ñi ñoo war a xoolaat suñu bopp defaraat toogaay yi gën a vigilant ci min daan doole yi. waa jërëjëf soxna jooja laal nga point bu am solo di wax ne foofu moom bari na si ñoo xam ne sax ci la ni tàppaasi seen jànq ndax danga koy jël moom moo koy toggal moo koy fóotal moo koy defaree yépp mën naa ne fi ñu tëdd sax moo koy pare mu nga yow nga doog a tëdd ndax xoolu bu góor bu ne góor am na sa jànq nu muy miinanteeg sa jëkkër rek leneen mën na saa am su ko defee nga tàppaas ko indil koy problème ba dàq ko wante mën nga koy daax it moom it sa jëkkër jëlaat ko ci suus ba mu wëlbatu jël sa place te lépp yow yaa ko yóbbee sa bopp ndax su fekkoon ne li nga war a def lépp def nga ko xëy na moom du am place sa kër waaye ñoom ñooy bàyyi yépp bàyyee ko lépp te tamit góor gu ne góor nga bari na ci ñoo xam ne daal ñu ngi tàppaas seen jànq wala ñu ngi koy indil ay problème wala ñu ngi koy indil ay metti ci biir kër gi sax foofu la ñuy jaar. jërëjëf soxna Momy est-ce que ñun ñi nga xam ne ñooy borom kër yi nekk di soxna yi nekk ci biir kër gi est-ce que war nga bàyyi jànk di miinanteeg sa borom kër yenn miinante yooyu ba nga xam ne sa jànk bi defal ko sax moo koy gënal yow nga defal ko est-ce que soxna ci biir kër gi war na mën a bàyyi miinante boobu am diggante patron ak jànk bi ci kër gi. macha allah bu leen fàtte seen rajo suñu kër FM feggu seeg ak Cap Sénégal naataange rajo bi nag boo koy télécharge da ngay dugg Play Store boo duggee Play Store daal di bës suñu kër FM daal di koy télécharge bu ko defee bépp émission bi nga xam ne mi ngi daw fii rek di ngeen koy daal di am en direct bu leen fàtte aussi su YouTube bi aussi mën ngeen ko seetaan foofu mais bëgg naa ñëpp daal di télécharger suñu kër FM ci Play Store bu ko defee ngeen di am émission yi en direct foofu. jërëjëf soxna Aida ñun soxna yi ñoo war a defaraat suñu toogaay am na solo waaye soxna Aida dama lay laaj rek ban anecdote nga mës a dund wala nga gis ku ko dund ci affaire Mina Daan Doole. soxna jooja li nga laaj am na solo amati na solo yàlla xam ne ne Mina Daan Doole lay day liñ ci gis ak liñ ci kii yëpp suñ toogee di ko wax nekk waxkat xanaa dañuy wax tuuti bàyyi soxna joojo am na benn bés ma dox ba fekk benn Mina Daan Doole boo xam ne nii jéegi star yi nga xam ne nii yi may wax mooy ñi dul defal dara seen bopp defaluñu seen bopp dara lu dul soloog sangoog simeeku bay defar seeni borom kër ma ne cëpp ci kër gi fekk benn Mina Daan Doole boo xam ne nii xam nga xale yi ñoom macha allah yàlla di leen bind seeni dagg rafet macha allah ku ci solob jiin rek nga bëgg kaa topp te temps yi moom mooy loolu yàlla day def si ñoom engrais dinañ jool précoce macha allah jekk boo ci tegee baa teg ci buddi di liggéey góor romba wala yàlla xam ne am xelam nekk ci yow ma fekk patron ba di xuloog Mina Daan Doole bi ma ne waaye lu waral lii mu ne saa bu tegee añ rek sama borom kër da koy xool ma ne ko lu la tere yow mi nga xam ne nii yaay soxnaam nekk ak moom lan moo waral nga dindi sa pose wey yi nga defar ak sa xeef yi gudde yii nga lal sa napp bu jekk lal say torsion ba mu defar ba mu baax jël sa añ nekk faak nga teg toog ak sa borom kër ak sa njaboot toog añ mu ne man sax de du ma bokk ak moom ab añ waaw dama koy tibbal parce que wóorul ma ne ko da nga koy tibbal wóorul waaye moom mooy toggal li nga xam ne nii mooy tax nga jox sa borom kër ak sa njaboot. am na solo soxna Aida gis nga jéegu star yi comme ni nga ko waxee doy na waar xanaa ma gëstuwaat rek soxna Momy soxna Momy dégg nga anecdote bi nga xam ne soxna Aida wax na ko yow lan nga may indil ci benn anecdote bu nga xam ne gis nga ku ko dund wala yow nga dund ko ak Mina Daan Doole. waa jërëjëf soxna jooja waaw man de gis naa ci koo xam ne moom sama benn xarit la moom Mina Daan Doole moom moo jël place ba nii ma nga fa toog di sëy ay yor ay njaboot daal di sëy bu rafet nag macha allah te lépp nag moom moo ko tegoon boppam ndax musul tegal añ jëkkëram musu ko tegal reer musul toog sax ba xëy na toog ak jëkkëram sax ba wax ko wax bu neex amul talu ko woon daal masaan xëy na su masaan gont mi gont amul benn temps boo xam ne mi joxoon na ko jëkkëram wala benn jot wala lenn loo xam ne defaloon na ko jëkkëram léegi nag Mina Daan Doole mi yoroon nga xam ne moo daan toggal jëkkëram di ko fóotal di ko toppatoo jëkkëram takk na ko ba muy ci kër gi jël na palaasam toog seere yor ay njabootam léegi
jërëjëf soxna moomi anecdote bi doy na waar daal di pousse patron bi fële daal di ñëw toog sëy si biir kër gi am na solo dégg nga aussi li nga xam ne soxna Aida wax na ko macha allah am na solo anecdote yu doy waar la xanaa ma def dernier tour de table rek daal di interpeller sama càmmi sëñ Mamadou sa dernier mot rek ñu daal di tàggoo. waa asalaamualeykum wa rahmatullah soxna jooja maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu aussi sunu kër FM bi waral lii qui est en partenariat avec Cap Sénégal Natangué dirigé par le président Abdoulaye Fall qui est un ami qui est un frère et di ko nuyu de passage di am mbégte ak kontaante aussi di ñëw ci plateau bi ngeen xam ne tey jii fii ngeen ma invité di nuyu aussi suma jigéen ñi ma bokkal plateau bi soxna Aïda Gaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu aussi soxna Mumi di ko nuyu bu baax di ñaan aussi rek lépp luñ ci xalaat rek ak loo xam ne war nañ ko ci wax rek yàlla defal ñu ci ay tawféex voilà. amiin yaa rabbi sëñ Mamadou Ndaw am naa kontaante aussi pour dalal la fii si suñu kër FM amoon kontaante trop pour dalal la ci plateau bi macha allah xanaa ñu daal di jox rek soxna moomi mu daal di tàggoo wax aussi dernier mot. bu leen fàtte suñu parti bi mooy Cap Sénégal Natangué mu daal di indi une politique autrement mooy une politique autrement mooy politique si beneen fànn. politique bi nga xam ne dëgg moo ko lal politique bi nga xam ne benn safaan wala benn lënc lalu ko dëgg rek lañ bëgg Cap Sénégal Natangué soppi pale bi Cap Sénégal Natangué soppi jikko yi Cap Sénégal Natangué daal di soppi miir yi Cap Sénégal Natangué daal di soppi mbedd bi mooy nag une Sénégal autrement muy Cap Sénégal Natangué kon nag képp ki nga xam ne dégg na parti bi na nga ñëw adhéré bu ko defee ñu daal di ànd liggéeyal Sénégal. waa jërëjëf soxna Jooja di la jaajëfal yow tamit di am kontaante trop si invitation bi di jaajëfal auditeurs yi di jaajëfal waa Cap Sénégal Natangué ñëpp nag suñu président Abdoulaye Fall di ko si jiital di am kontaante di ñi ma bokkaloon plateau bi di sëñ Mamadou ak soxna Aïda di rafetlu seeni kàddu macha allah. di xam naa sama kàddu mujj rek di wax ne ñun jigéen ñi ne ci kër yi ñu gën a defaraat toogaay bi rek te gën a fonk borom kër yi gën leen a mën a toppatoo te bàyyi xel nit ne daan doole yi nga xam ne dañ leen di jël bàyyee leen lépp ci kër gi buñ paree nag di ci gis di xool benn bët boo xam ne ñu ngi koy xool suñu digganteeg suñu jëkkër ak di leen xoole daal beneen bët boo xam ne duñ ko xoolee suñu doom comme ni ma koy waxee ndax yaakaar naa ne ki nga xam ne liggéey moo ko tax a jóg ak ki liggéey taxaw te jóg yomb naa xàmmee soo xoolee tuuti rek da nga xam ne kii moom lii moo ko tax a jóg waaye nag ci bi ñëw rek nga daan ne kii moom lii moo ko tax a jóg tax nga xoole ko bët boobu kii liggéey tax a jóg boo toogee tuuti rek wala nga nekk ak moom tuuti rek da nga xam ne kii lii moo ko tax a jóg waaye nag yu ci bari yoo xam ne mi ngi leen daal ci kër yi ñun jigéen ñoo leen koy teg xam naa di jaajëfalaat ñëpp nag di déglu ci kàddu yi. jërëjëf soxna moom yi am naa kontaante trop nag pour dalaloon la fii ci suñu kër FM ci plateau bi feggu si ak Cap Sénégal Natangué xanaa ma daal di gestu gis sama soxna si rek muy soxna Aïda sa dernier mot ak lan ngay tàggoo. waaw jërëjëf soxna Jojo li nga indi tey paquet bi nga indi tey am na solo ndax mi na daan doole yi tax leen jot na du jigéen ñi rek de am na wàll ci góor ñi te ñun jigéen ñi dañoo xawoon naïf négligente ndax bu la yàlla joxee booy wala chauffeur wala visile nga jël ko ne ma yàlla baal ci jigéen ña ma ko war a wax nga naan dafa jantal dafa coofe ba moo lay defal sa lépp am na ñoo xam ne nii sax ñu leen di diwal seen ginnaaw ne ma ko yàlla baal ndax gis naa ko bu ma ko gisul woon du ma ko wax kon nag ñun jigéen ñi dañoo war a vigilant ci suñu borom kër yi jàppale waat suñu borom kër yi ku ci liggéey ba ñëw bañ a ñu bàyyi leen a bañ a bàyyeeg jànq yi di leen defal lépp ba seen xel di tourné ci jànq yi goon nag soxna Jojo maa ngi nuyu ñëpp di jéggalu ñëpp di ziar ñëpp
waaw di kontaan ci dalal gi nga ñu dalal encore une fois di nuyu kilifa diine kilifa aaday di nuyu Cap Sénégal naataange gépp di nuyu suñu kër FM ndax moo ñu tax a am doole ba mën a xuus def émission yi mucc ayib kon yàlla na leen yàlla taxaw suñu saawu ci monde bi yëpp di leen nuyu di leen baal wax soxna moom yi tonton Ndaw Mamadou Ndaw nii nañ la soxna jooju maa ngi leen di ziyaarawaat di leen baal wax di la wax jërëjëf. jërëjëf ci sama invité yi amoon naa kontaan trop ci dalal leen fii ci suñu kër FM ci plateau bi xanaa di leen sant di leen gërëm rek gestu di nuyu bu baax di sargal sëñ Mamadou Ndaw macha allah kàddu yi am na solo di sargal aussi soxna Aïda Sarr macha allah kontaan naa ci yow soxna Momi Gueye kàddu yu rafet na xanaa di leen nuyu di leen gërëm di leen sant macha allah seen émission ngi noonu muy ëttu néegu sëy yi di xewee fii suñu kër FM feggu seeg Cap Sénégal naataange macha allah di leen baal àq bu baax di leen baalu àq bu baax di wax ne lépp lu fi baax rek ñu xam ne ndimbalu suñu borom la lépp lu fi safaan rek ñu xam ne doomu aadama mu matul seen émission ngi noonu chaque dimanche la même fréquence muy suñu kër FM feggu seeg Cap Sénégal naataange ngeen si ànd ak seen xarit seen mag seen rakk muy Jooja Gay chaque dimanche ñu leen di indil ay paquet yu bees tàq ay thèmes yu bees tàq jërë ngeen jëf